yu bëri yu nekk Sénégal moom tàggat na leen bokk na ci ñi nga xam ne moo leen tette ba ñu yegg ci niveau bi nga xamante ne moom la ñu yegg bu weesoo presse Sénégal ci boppam convention des jeunes reporters ci boppam bi nga xamante ne moom moo ëmb journalistes yu jeunes yi ñoom seen bopp dañoo perte ndaxte ñu bëri ci ñoom ci biir groupe Walfadjri la ñuy liggéeyee waaye tamit maa ngi fàttaliku sax ci atum am na ci at boo xamante ne Sidy Lamine Niass joxoon nañ ko prix meilleure entreprise de presse ci jamonoy présidente Astou Mbène Kane moom defoon na loolu ci ay atum 2011 wala 2012 la at yooyu noonu la donc loolu lépp li muy wane mooy taxawaay bi nga xamante ne Sidy Lamine Niass amoon na ko ci presse bi waaye tam ci encadré ak ci formé ñi nga xamante ne ñoom ñooy journalistes yi ak taskatu xibaar yi ba ñu ràññeeku xarañ ci seen liggéey te yaakaar naan loolu tey jii nii askan bi yëpp doon nañ ci seede ndaxte amul benn ëttub taskatu xibaar boo xamante ne di nga fa dem lu dul di nga fa fekk ay taskatu xibaar yoo xamante ne groupe Walfadjri la ñu jógee bu loolu jàllee tam mu nekkoon koo xamante ne wax dëgg yàlla ku doon défendre la ku doon sàmmonte ak li nga xamante ne moom mooy liberté d'expression ak liberté de presse loolu ñun ñi nga xamante ne jege woon nañ ko doon liggéeyandoog moom mën nañ ci seede wax ci lu bëree bëri kon daal mu duñ lu dul def lu dul ñaanal ko daal di sàkku tamit suñu borom sàmm bu baax a baax njaboot gi nga xamante ne bàyyi na ko fi. ñu ngi lay jaajëfal ñu la masawu coono bu baax. waaw jërëjëf jërëjëf. Il a également contribué à la création d'emplois dans ce pays, notamment dans le secteur des entreprises de presse. En dehors de cela, c'est aussi une perte pour la Convention des jeunes reporters du Sénégal, dans la mesure où beaucoup de jeunes reporters donc, travaillent au sein du groupe Walfadjri. Mais Sidy Lamine Niass a toujours accompagné, soutenu la Convention des jeunes reporters. Elle a toujours été avec nous dans toutes les activités organisées au bénéfice des jeunes reporters. Je me rappelle même sous la présidence de Astou Mbène Kane, on lui avait décerné le prix de la meilleure entreprise de presse. Donc tout cela pour montrer non seulement l'apport considérable qu'il a toujours eu donc, à l'endroit des journalistes, mais également le rôle qu'il avait joué dans la formation, l'encadrement et même l'éclosion de talents dans le secteur des médias. Donc c'est une grosse perte que nous regrettons et nous demandons à Dieu de l'accueillir à son paradis. ñuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waaye di santal yàlla bu baax a baax di gën a jëliwaat ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te di ko jaale képp koo xam ne sénégalais nga ndax dañuy wax ne le défenseur du peuple dem na le défenseur de diine l'islam dem na ndax koo xam ne la woon lépp loo xam ne dafa ñeewaloon askanam ñeewal peuple Sénégal ñeewal l'islam rek da ci daan teg tànkam ak lu mu métti musul ragal pression lu mu diis mu yenn ko teg ko ci ay mbaggam musul nangu dem di séddoo ji loo xam ne nii du loo xam ne yitteel na ko li ko yitteel mooy Sénégal moo ko mës a yitteel te nag perte la bu rëy ci Sénégal perte la bu rëy ci diine l'islam perte la bu rëy ci ñi nga xam ne ñooy peuple sénégalais rawatina ñii nga xam ne ñoom ñooy fans club groupe Walfadjri tey ndax dafa nekkoon suñ xarit la woon suñ papa la woon suñ nijaay la woon safoo ñu bëggee ñun dañoo nekkoon ay fansam mais ñoom moom dafa dem ba ñun mu def ñu ay fans ndax bëgg bi ñu bëggoon respecté ñu jox ñu cër musul ñu ñàkkal fayda kon tey dañuy wax ne fii mu jógee yal na fee mu jëm yal na ko gënal fii mu jógee te yal na ko yàlla teral ci àjjana yi gën a kawe yàlla terte ko ba ci barke nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam wax dëgg yàlla lu métti la waaye nag am nañ dëgëru mun a taxaw gérer ko ndax yàlla bu defee rek bu dogalee kenn amul droit contesté li la war mooy nga nangu te xam ne yàlla moo joxe woon te yàlla moo jilaat te am nañ yaakaar bu baax a baax ci moom ku nekk gis na ko laata gàmm gi di jot dem na fi Tiwaawan xëj na wér gi yaramam mayit ko woon waaye poussé na ba dem ñibbisi na fi dem Màkka ñëwaat di contrôler ay xëj na ay visitam ba nii la kon sant nañ yàlla bu baax a baax ndax am nañ yaakaar ci moom ndax ku gëm yàlla la jullit piir la ku dëggu la te kuy dogale ci lépp lu muy def kon am nañ yaakaar bu baax a baax ci moom di ko jaale képp koo xam ne sénégalais nga mag ak ndaw góor ak jigéen kilifa diine yi même ñi nekk ci mouvement politique bi société civile ak ñëpp ñu ngi leen koy jaale di ko jaale tamit fans club groupe Walfadjri xam ne perte nañ waaye di ko ñaanal yàlla yal na yàlla teral ko ci àjjana ci barke nabi sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf. julli ci Rasulullaay sang bu tedd bi ñàkk nañu ku baax réew mi ñàkk na ku baax ndax Sidy daanaka rek Sidy ku baaxoon na ci dëkk bi am nañu nag tiis bu daanu suñu kaw sénégalais yëpp réew mépp Sidy daal ku baaxoon na daal ku lislaame la woon ku yàlla teral ku Rasulullaay teral yal na ko njool maa ko teeru ak Moustapha loolu rek la ñuy ñaan ak kilifa yor wàllum animation émission bu ñuy duppee Takkarnassé 0 heure jëm 2 heures du matin maa koy. ban témoignage nga mën a def kii président
Sidy Lamine Niass. témoignage bu ma def si sëriñ bi bëri na PDG bëri na trop moom mun naay wax ne man maa nekk employé bu gën a tuuti si kër gi te mun naay wax ne man maa ko mujj a dugg ci kër gi comme animateur wax dëgg yàlla bu ma yegsee ba léegi ma gis colo yi nga xamante ni Sidy Lamine jox na ma ko di bàyyi xel sama émission à tout moment. démb rek laa mujj def émission affaire bi dafa ma bett de trop démb 0h 2h du matin man maa ngi ko tëj rajo bi voilà ma ñibbi si à la maison très tôt le matin ñu woo ma sama téléphone fay dama ubbi télé xam nga dama am habitude su ma yeewoo rek damay ubbi Walfadjri xool DJ Prince di ko suivre ma ubbi gis rek li nga xamante ni moo fa xew malheureusement kon Sidy Lamine daal lu ñuy wax si moom mooy nañ ko bàyyi ak yàlla quoi am na fu ñu fekk yóbbu ñu fa mënuñ ko wax suñu doon ko wax émission la ba mu jeex sëriñ bi. wax dëgg yàlla xool yi dafa tooy dafa nekk koo xamante ni exemplaire la ci réew mi dafa nekk koo xamante ni exemplaire di ko jaal ñi nga xamante ni média bi yëpp te ñëpp xam nañ ne El Hadj Sidy Lamine Niass am na lu mu def ci wàllu média fekk ndaw fu mu nekk mu yëg jël ko teg ko ci place am yëgite ko ba ñëpp xam ko loolu man lu may wax ni lu ma leer la parce que xam naa fu ma fekk ak fu ma yóbbu wax dëgg yàlla. témoignage nga mën a def ci taxawaayam ci diine bi. témoignage bu ma mën a def bu ma déggee li ni mel lu ma njëkk xalaat mooy jour bu mooy dem Ndiassane bu xalif général bu Ndiassane génne àdduna mu dem fa ànd ak Issa Tine la journaliste ak ñooñu jour boobu laa mujj moom laa mën a wax ne c'est la gën a mujj a wax ak Sidy Lamine mais bu passé daanaa ko gis nii si couloir bi ma koy nuyu jàll mais bu ma mujj wax ak moom mu wax mooy jour bu mu demee ci Ndiassane ñëw dem témoigner nga xam ne kooku fépp foo xamante ni xalif généraux mu ngi fa koo xamante ni kilifa mu ngi fa moom dafi joxe axam ba mu jeex ba télé bi sax da koy def en direct ba moom daal patrimoine la ci Sénégal daal laa mën a wax quoi wax dëgg yàlla kon vraiment xool yi tooy na je ne sais même pas le mot employé mais doy na waar daal doy na waar kontaan bu baax a baax tamit si yéen ñi nga xamante ni bàyyi ngeen seen yitte yëpp ñëw tey bokk ak ñun naxar bi xam ne c'est la famille presse bi ñoo ko bokk ñun ñëpp wax dëgg yàlla ñu ko jàll képp koo xamante ni ne yaa ngi ci presse bi rawatina kilifa diine yi ak xalif généraux yëpp yal na yàlla xare ko àjjana fi daw si bàyyi fi tamit ñi nga xamante ni ñoo nekk si côté am ñu mën a accompagner li nga xam ne mooy mission bu mu jëloon fii ci Sénégal merci beaucoup. Sidy bu baax la ku jullite nitu lislaam dëggu bëgg démocratie bëgg réewam ndax dëgg yàlla diine lu baax rek sant yàlla ndax doomi kilifa la waaw doomi kilifa la papa macha allah waaw ñàkk lu nekk. parce que ku xam Sidy Lamine Niass lu mu def ci réew mi liggéeyal ko diine ji liggéeyal ko tarixa bi liggéeyal ko tamit li nga xamante ne moom moo di réew mi nga xam ne demu Sidy Lamine Niass foo ko nattu weesu na ko tey ñun journalistes yi bu ñu toogee fii tey bay am benn courage bay affronter sax li nga xamante ne moo di certaines autorités c'est grâce à Sidy Lamine Niass c'est quelqu'un boo xamante ne il était animé d'une conviction certaine te dara du ko dindi ci li nga xamante ne maanaam ay position ak principe am la il était toujours ouvert au débat il aimait le dialogue il aimait la discussion même su fekkee ne maanaam li nga xamante ne moo di majorité bi amu ko it dana joxe position am ne je me range derrière la majorité lii nag ay témoignages yoo xamante ne dama ko jot a jëlee ci ñi mu jot a liggéeyal parce que man mosuma liggéey ak moom donte suñu xamante ma nuyu diggante kilifa wala doyen ak rakkam la fu ma ko gis nag damay taxaw nuyu ko jox ko ñaari loxo parce que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup te tey bu ñu amee fit ñun ci journaliste maa ngi koy wax sànq Sidy Lamine Niass a contribué énormément dans ça donc muy mbir moo xamante ne mbir mu métti la te foo ko natt weesu na ko may profité di ko jaal ci turu groupe 2STV yëpp originaire ça li ko dalee ci président directeur général bi ba ci ko ci gën a suufee ñu ngi jaal groupe Walfadjri kii nga xamante ne moo di demu Sidy Lamine Niass di ko jaal suñu bopp te di ko jaal itam ñi nga xam ne jot nañoo liggéey ak moom parce que tey maa ngi koy wax sànq ci benn waxtaan ne Sidy Lamine Niass amul organe de presse booy dem te doo fa fekk élément amul organe boo dem ci Sénégal te ñuy organe bu mag bu dëggu di nga fa fekk li nga xamante ne moo di élément wu Sidy Lamine Niass kon xam nga ne kooku liggéeyal na réew mi du dëgg kon nag mënuñu def dara dul ñaanal ko fi mu dem yàlla na ko dàqal fii li mu sonn ci réew mi yàlla na ko yàlla fay yàlla teetu ko ci barsaxu Seydina Muhammad wane la ko ak ay waajuram ak sëriñam di ko jaalaat une bonne fois une seconde fois groupe Walfadjri ak Sénégal yëpp. lu ma gën a impressionné ci parcours am moo di le courage de Sidy Lamine Niass xaw ma yéen koy fàttaliku wala de 2011 arrêté Ousmane Ngom ba léegi arrêté boobu moom moo topp tey opposition bi nga xamante ne moo ko pouvoir
arrêté boobu moom il a osé moom mu ne c'est pas normal te su ngeen fàttali ko il a organisé un rassemblement bu mag place de l'Indépendance ba Ablaye Wade était obligé ça de reculer parce que xam na ne moom il n'était pas dans la légalité kon kooku je retiens de cet homme un courage Sidi c'était quelqu'un d'exceptionnel man dama ko doon bàyyi xel ci diine ji mooy religion bi di ko bàyyi xel ci tarixa bi mu di la tijania di ko bàyyi xel ci liggéey bi ma xam ne ci laa nekk mu di le journalisme c'est le premier à avoir fait un direct de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum Oumar Gningue mu nekk Walfadjri tase nañ fa du benn du ñaar gàmmu Serigne Cheikh champ de course c'est quelqu'un quand même qui ose et qui va jusqu'au bout de ses idées li xëy na tey je suis vraiment quand même ému émotion bi moo ma jàpp ba nga xamante ne li ma bëgg yëpp mënu ma ko wax mais c'est quelqu'un boo xam ne je respecte son courage et man mii di wax ak yéen tey il m'a donné beaucoup de courage. waa Sidi lu ma mën a wax mooy jullit pire la woon waaw jullit pire la woon parce que ay seede jullit rek laa gis ci moom te laa dégg ci moom te kon loolu laa mën a wax Makka su ma juumulee fa la wooree aj bi passé fa la ko defee bu mu fa jógee yàggul te kon bokk na ci 5 piliers d'islam ba dañ ne sax d'accord c'est le 5e pilier boo xamante ne su fekkee ne maanaam mënuloo ko jaru nga koy dem mais bu la ko yàlla may na nga ko def te moom il a tenu à respecter tous les 5 piliers kon Sidi Lamine jullit pire la woon waaw. ñu ngi leen di masawu ci lu ñu bokk di leen jàll itamit di rafetlu seen taxawaay ndax gis nañ ne daal yéen ñëpp ñëw ngeen ngir taxawu kilifa gi Sidi Lamine Niass kilifa goo xamante ne ku ñu ràññee la ci réew mi jiite organe de presse bu mel ni Walfadjri def 35 ans ci paysage médiatique u Sénégal yàlla dogal tey mu jiituñu ndax àddina dara saxul lu nuyoo tàggoo na dem waaye nag bàyyi na fi wéetaay liggéeyam doon lu yaatu ci réew mi woyam dootul fay ba mukk ba abadan ndax liggéey na ko ci presse bi liggéey na ko ci diine ji waaye aussi liggéey na ko ci njaboot gi te loolu dafa am solo liggéey na ko ci wàllu politique ndax régulateur la woon yitteem bi rek mooy Sénégal aw ci yoon yitteem bi yëpp mooy Sénégal tënku ci anam yu mucc ayib yitteem yëpp mooy Sénégal am démocratie donc ileer bu yaatu la ci yoroon di ci béy waaram say su ne ngir réewum Sénégal doon réew mu ñu ràññee gu ñu naw ci wàllu démocratie donc tey jii loolu itamit gis nga dem na moom Sidi Lamine El Hadji di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana yàlla itamit oyofal suuf ci kawam gën koo xaare ci àjjana gën a kawe liberté de la presse duñ ko fàtte béy na ci waar wu yaatu fexe ba taskatu xibaar yi mun a moom seen bopp fexe ba taskatu xibaar yi mun a liggéey ci anam yu mucc ayib loolu itamit bokk na ci mission te bàyyi na fi groupe de presse bu mag bàyyi na fi Walf TV bàyyi na fi Walf Net bàyyi fi Walf Quotidien bàyyi fi Walf FM leeru jamono tey sori na gët yi waaye nag saay su ne dina jege xol yi ndax liggéeyam wone na ko ba tax na daal waa ci wàllu diine ji amutoon sens interdit ci këru diine yu bari ndax fu mu dem rek bokk taalibe la te itamit taxawaayam amoon solo lool këru diine bu xewle muy Njaasaan muy Tiwaawoon muy Tuuba muy Léona Niassène muy Medina Baye muy Maam Limaamu muy feneen ak feneen fu xewle rek Sidi Lamine nga fa image am bu mujj mu ngi ko amalee fii ci diine la ràññee nañ ko ci réew mi ba tax na daal xanaa ñu kenn ku ne jël kurusam wala loo mun a ñaan nga ñaanal ko suñu borom xare ko àjjana jégal ko ay bakkaaram yéen itamit di leen sant di leen gërëm ci taxaw gi ndax gis nañ ne daal Sidi doonutoon Sidi Walfadjri Sidi askan wi la woon donc li yéen waaw tiis rek métti rek jaaxle rek parce que jàmbaar daanu na ponkal daanu na nitu yàlla dëgg daanu na Quran xeexal l'islam bi daanu na Quran xeexal population bi tey daanu na ni ko xamante ni Sénégal kenn mënu ko fay fii nii tey ku si nekk si ñun yëg loo xamante ni sa xol
wallaahi xaasim mënoo ko nettali parce que xam ne da nga yëg ne mooy Sénégal banqal mu ngën a fàq na fi muy kan mu Sidy Lamine Niass daana xeexal askan bi si côté bu nekk mu jëre ko lu nekk mu jëre dem kaso jëre ko lu nekk tey ko fa lañ ko ameeti Sidy Lamine Niass wallaahi xaasim yal na ko yàlla fay yal na yàlla yokk leeram yal na yàlla xaare ko àjjana yaa dëkkaan Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama xol dafa fees bu baax a baax a baax a baax ndax Sidy Lamine Niass daal kenn mënu ko fay di ko ñaanal yàlla rek mu dëkkaan yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam macha allah. Merci.